Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf wopp ji ëpp bopp yi moo ëbbale ràpp xët mu njëkk Soleil national ubbil journal bi mbas mi di coronavirus bi ak ñi mu ñëwaatee fan yi ci réew mi yéenekaay bi nee nañu moo waral kilifa yu réew mi jëlaat dogalub tàmbali waat doxal matuwaay di dispositif yi ñu tegoon ngir kar jàngoro ji ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr mi demoon keroog samedi doon nemmeeku ci centre de traitement yi ci réew mi moo ko wax yéenekaay bi nañu fa la xam le ne centre yi nga xam ne dañ leen a tegandi woon ndax gis ne feebar bi ma nga doon dellu gannaaw centre yooyee ginnaaw wopp si mi ngi ñëwaat danañu tàmbali waat di liggéey feebar bi ak li mu liggéey ci réew mi Soleil national nañu bokk na ci diwaan yu bari fii ci Sénégal nga xam ne ba ñu fa gëjee dégg feebar bi yàgg na déggaat nañu ko fa ci week-end bi ñu génn am nañu ay cas communautaire ca diwaanu Matam ca Fatick ca Ndar ca Kees ca Pout ca Tivaouane ca Daara Jolof ca Kaolack ca Kébémer ca Kokki ca Ourossogui ca Podor ca Touba ak ca diwaanu Mbour source waa nañu dégg na ñeenti nit yu faatu ci réew mi ci coronavirus bi ci diirub 48 heures dégg fi fukki cas garaaw ak juróom-ñaar dégg fi téeméeri cas corona ak juróom-ñett fukk ak ñaar yu yees dégg it ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr muy wax ne mbir yeeg ni muy demee nii lu ñëw du ko bett coronavirus bi ak ni muy lawee ci réew mi la Sénégal nee nañu gouverneur bu Ndakaaru di Alassane Sall jug na ci ak ay mesure am li ñu seetlu moo di téeméeri cas corona yu am ci réew mi juróom fukki ñoo ngi Ndakaaru moo waral gouverneur Sall ak i gaayam bëgg a ñàkk dëkk bi maire bu Ross Béthio la Sénégal xamal nañu ne Covid 19 bi yóbbu na ko l'observateur nañu Amadou Bekay Diop la démb ci dimanche ji ca la faatoo ci hôpital Idrissa Pouye di CTO gawoon fa la faatoo bàyyi na ci ginnaawam ñetti doomu jigéen ak benn bu góor mag def njëkk xam journal enquête nee nañu président Macky Sall foofee la toll neen mi ngi nas ay pexe ngir dellu si poste premier ministre bi mu fi jële woon yéenekaay bi moo bind loolee ba dolli ñu ci ne yëf yi bu doon am polo ñu ne Macky Sall perte na pet ba xalangu fast track gi mu bëggoon ci yëf yi ba taxoon mu jële fi poste premier ministre yéenekaay bi nee nañu yëf yi dafa gën a ñaaw yëf yi dafa gën a lajj pëcc xoo ak lambatoo gi ñu gis bés bu yàlla sàkk ci réew mi ak ni muy doxee doy na ci sëkk ab takk ñool ak xultook ñaxtu yi nga xamante ne ji am na ci réew mi yéenekaay bi nee nañu dafa ñëw gën a dëggal loolee l'observateur xëy moom it ci mbiri Macky Sall ak it biccoog mbaalo bi nga xamante ne ji am na ci biir partem bii di APR te ba léegi kenn dégg ko ci moom Macky Sall pat la def mel ni ku ko yëgul bu ñu ko yëgee bu ñu ko yëgul journal Les Échos mi ngi ñuy xamal ne jëf ju ñaaw la def opposition bi ci dialogue politique bi mbir yi yéenekaay bi nee nañu dafa meloon ne stratégie politique bu mu laloon waajaloon ko ba jekk lalal opposition bi ak ndëgg sërëx ñoom it ñu ñëw ñette daba ci ne kenn déggatul waxi dialogue politique bi dee na ca deeyu njëkk ya teg ci jamono ji nga xam ne acteur politique yi ñoo ngi doon daje doon dialogue ndekete booba moom Macky Sall mi ngi négocier ci suuf ak Idrissa Seck moomee La Tribune bind na ne Macky Sall tuutal na ko ba mu ne tot su ne keroog ca ndaje mi ñu doon joxe prix Macky Sall pour la paix et pour le dialogue en Afrique yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne kii di Macky Sall ba muy wax ci Idrissa Seck ba yegg ci moom li mu wax moo di daal Idrissa Seck moomee nga xamante ne ji ànd na ak moom fi nga xamante ne ji fa mu ko teg mooy fi mu teg ñoom Aïssata Tall Sall ak ñoom Jean-Paul Diaz doomi Jean-Paul Diaz di Barthélémy Diaz mi ngi ci xët mu njëkk enquête yéenekaay moom la ñu invité woon démb ci émission Grand Jury ci rajo Futur Média fa la xam le ne kàngam yi fara ci opposition bi ñoo ngi nas ay pexe ngir bokk booloo àndandoo taxawal coalition bu mag Madiambal Diagne di wax ci yéenekaay bi di Le Quotidien ci li mu tuddee altine Madiambal ne ak alliance bu amee ci diggante Sonko ak Khalifa Sall moo ca nar a perte Sud Quotidien nañu ak alliance politique yi ñuy ruumandaat ci réew mi su sottee élection locale yi ñu jëm ay élection yu ala dawme la nar a doon acte 3 décentralisation bi ñu bëgg a xóotal Le Quotidien nee nañu nar naa jur coow lu rëy ci ville yi ndax dégg nañu ministre collectivité territoriale di Omar Gueye mu wax ci làmmiñu boppam ne ci supprimer maanaam jële fii ville yu Ndakaaru Pikine Guédiawaye Rufisque ak Thiès te la ñu jëm ñu dem ci Source A xooli fa xew-xewu jamono bu yéeme bu xew benn xale bu jigéen bu doon seet ku ko yóbbaale moo def auto stop benn borom oto ñëw gaara ci tànkam jël ko dugg ak moom ca forêt classée bu Mbaaw yéenekaay bi nee nañu fa la ko siifee maanaam da ko fa violé bëccëgu ndara kam fajar cuuy la ñu journal L'Observateur xëy yegge mbiri parental ba faatu ca crèche bi nga xam ne moo di la Cigogne Bleue benn xale la bu toll ci fukki weer ay parents ñoo ko yóbboon ca crèche ba journal bi nee nañu fa la faatu autopsie bi ñu def ginnaaw bi résultat yaak la mu wax mi ngi ci biir journal bii di L'Observateur Libération xëy ñu indil ci xëtamu njëkk la nekk ca certificat SAR de mort ba la ca nekk moo di xale bi dafa xëcc faatu fausse route alimentaire maanaam lekk gu ñu ko jox te jaarul fa mu war a jaar loolee moo ko xëcc ba mu jaar ca faatu. Universel Pousse. grève li ko waral di sàkku ni ma ko waxee payug ndàmpaay yi ci yooyu jamono waa CUSEMS naka noonu ca Pikine Guédiawaye Tëngéej fas yéene ñoom it yëglu ngir pay gi
institut sénégalais bi yëngu ci wàllu gëstu ñeelam mbay di ISRA ak i jafe-jafeem waral syndicat ya fa taxaw ngir wut ca saafara sàkku nañ ci président de la république mu daal di ca wuta bunt ak i pexe jamono yi duy koppar duy salaire tardé gi ñeel wàllu woowu du gëstu ndax balaa nga gëstu talka ca Mbuur moom artistes yi yëngu ci wàllug boîte de nuit ak gérant yi organisation spectacle yaay yëglu ñoom arrêté ministre intérieur jëm ci tere yi dajaloo gi la ñu ne bu nu sañoon ñu xolaat ko ndax loolee dina na saxal ay boroomi kër moo waral yooyu acteur culturel yëglu ndax jafe-jafe yi nga xamante ni ñoom boobaak léegi sax ña nga ca xanaa day ñëw gën a yokk gën a tar ci ñoom ci technique bi Abdoulaye Diop. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elie Mandour ñu tàmbalee xibaar yi ak débrayage maanaam dakkal njàngale mi boo xamante ni waa SAEMS nas nanu ko tey ji fileeg waxtu 9h li ko waral di ñoom syndicaliste jàngalekat dañuy sàkku ñu fay leen ndàmpaay baccalauréat ak BFM at wi romb Ahmed Waly Ndiaye la ñu ciy déglu mooy secrétaire régional SAEMS Ndakaaru ñu teewlu kook Salif Sow. dañu dem débrayage à 9h ak mardi dañu dem grève totale li ko waral mooy payoor yi nga xamante ne nguur gi da ko warloo ak jàngalekat yi surtout bac bi ak BFM bi defuñu ko ñun au niveau du SAEMS dañoo waxoon ne jarul ñuy dem grève dañu toog waxtaan ak ñoom waaw moo taxoon ñetti secrétaire u d'académie yi bu Pikine Guédiawaye bi bu Rufisque bi ak bu Dakar bi ñu toogoon ñu ne jarul ñuy dem grève nañu toog waxtaan ak ñoom ba xool les voies et moyens yi ñu mën a def parce que on a trop perdu du temps ñun toog nañ bi yàgg njàngale amul donc jarul ñu dem grève ñu toog waxtaan ak ñoom mais bi ñu demee ba ci biir ñu gis ne ñoom dañu mel ne dañuy kookali parce que ñii bu ñu waxee ne c'est enseignement supérieur office du bac ñoo yore bac bi ñoom foofu la calé ñeneen ñu neenu c'est au niveau des banques ñeneen ñu neenu c'est au niveau de l'enseignement supérieur kenn xamul daal ñun nag comme ñun mënuñu toog te dafa am ñu mandaté ñu ne non donc dañu dem grève parce que nguur gi aussi loolu la xam da ngay gis fii ay fonctionnaires yoo xamante ne bu ñu demee ca suba sa lu ngoon sa ñu fay leen kenn du dégg mais ñun moom il faut ñu crier donc moo waral ma waxaat ko 9h dañu dem débrayage bàyyi njàng mi ak njàngale bi ak mardi aussi dañu dem grève totale bu ñu leen xaaree mercredi ñu évaluer dara amul jeudi aussi ak vendredi dañ ko ciy labali rek. ñu des ak jàngalekat yeneen mooy banqaasu CUSEMS bi faree Ndakaaru Pikine Guédiawaye ak Tëngéej ginnaaw waa SAEMS yooyu waa CUSEMS it naka noonu yooyu banqaas yi Ndakaaru Pikine Guédiawaye Tëngéej fas yéene amal ak débrayage talaata ëllëg ji lay doon grève générale ëllëg ba ca topp di àllarba ji jàngalekat yooyu di CUSEMS naka seen i naataangoo yu SAEMS di sàkk ñoom it ñu fay leen ba mu mat lii di ndàmpaayu examen BFM ak baccalauréat ñeneen ñu nekk ci jafe-jafe liggéeykat ya fare ca ISRA mooy institut bi yëngu ci wàllu gëstu ñeel wàllum mbay ñoom nag du ay payoor duy koppar yu gunge kër ga du ndëgër laay ngir gëstu yi faaf ñu mën ko def moo waral seen ak yëglu syndicat ya fa daal di yónnee bataaxal sax boo xamante ne bu nu tëjul ràpp la bataaxal bi yëglu njiitu réew mi ngir mu wut ca saafara premier secrétaire général adjoint bu syndicat liggéeykat yi ca ISRA la nu ci àndal di Racine Kane ak Jo Maroon. jafe-jafe ISRA moom léegi tàmbali naa bëri ndax dafa fekk ne ISRA dafa nekk banqaas bu nguur gi di financé waaye tamit ñu am ay yeneen i partenaires yoo xam ne dañ ciy dugal ay koppar ñuy bind ay projet ñu ñuy financé waaye li ci ëpp nag nguur gi moom moo ko warloo ak ñun budget bi nga xam ne moom la ñu am nag gis nañu ne at yi yëpp budget bi daanaka fi mu nekkoon rek la nekk waaye dañu gisaat sax ne dañ ciy comp at yi ñu weesu ndax 2017 compoon nañ ci lu ëpp 1 milliard ak ñeenti téeméeri millions ñu ne dañu koy defaat ci budget 2018 gisuñu ko am lu mu gàllankoor at mi tamit ñu ngi gisati ne lu mu mën bon 200 millions nekk ci loo xamante ne yëpp tamit ñëw nañ tompati ko ci ISRA te ñu gis ne ISRA dafay jànkoonte ay jafe-jafe yoo xam ne tax na ba ni ñu war a defee gëstu bi ak li ñu nguur gi di sax ci ñu gëstu ko ci wàllu ceeb bi ci wàllu gerte gi ci wàllu dugub bi dañuy am ay jafe-jafe ngir ñàkk ay jumtuwaay wala ñàkk moyen dëgg yi nga xam ne moom lañ nguur gi warloo ak ñun beneen bi mooy tamit loolu budget bi ndaw bi mu ndaw ak comp bi ñu koy comp tax na ba jamono yi yëpp ay daanaka ay at la ñu mën a wax ak nii dañuy am jafe-jafe ngir fay salaire yi ci waa waxtu wi ñu ko war a fayee fi may wax yow nii altine bi fukki fan ak ñeent waa ISRA fayakooguñu seen i salaire te ay weer yi yëpp ñu weesu bu teelee ba teel juróom-benn fan wala juróom-ñaari fan ci weer bi lañ daan fayeeku waaye dañuy dem yenn saa yi ba fukki fan ak ñeent bi yenn saa yi ba fukki fan ak juróom mu nekk loo xamee ne nag tamit dafay gàllankoor bu baax liggéey bi nga xam ne moom la ñu war a def te ISRA nekk bërëb bu am solo ci réew mi bu ñuy wax mbéy moom mënoo wax mbéy te waxoo wàllu gëstu njiitu réew mi fu mu waxee ci wàllu agriculture bi wàllu mbéy mi day ne maa ngi sargal waa ISRA maa ngi leen di sant maa ngi gërëm ndax nangam ak nangam barki démboo
Ndiaye lañ indi ab directeur général bu bees ñu jàpp ne dafay wane ni tamit mu ngi ñuy xalaat waaye nag def ci wala boole gën ñoo jàppale ci wàllu jumtuwaay gën ñoo jàppale ci wàllu koppar ngir ñu mën a def liggéey bi war ba ñu mën a am lépp li nga xam ne moom la ñu mbébét ci mbéy mi. syndicat liggéeykat yi ci ISRA doon yëglu noonee ngir njiitu réew mi wutal leen pexe ci jafe-jafe yi kër ga nekk jamono yi rawatina ci wàllu koom koppar naka noonu ba jotatuñu payoor ya mëntunoo defi recherche di gëstu ñeel wàllum mbéy ñeneen ñu yëglu juróom-benn fukk ak ñaar ngeen baal ma 62 ay liggéeykat yu GECO di tekki grande côte opération kër la gu yëngu ci wàllu exploitation zircon ci département bu Tivaouane juróom-benn fukk ak ñaar ci liggéeykat yu fa ñoo manifesté démb yi sàkku ñu jëlaat leen ci kër ga seen réintégration leeral li Cheikh Anta Diop. waa zone des Niayes ñëpp génn nañ tey jii ngir jàppale juróom-benn fukk ak ñaar doon liggéey ci usine bi ñuy génn zircon nekk fii ci Diogo te ñu dàq leen mbooloo mi takku. yéen waa Diogo yi jóg leen ngeen topp ci mbooloo mi. dox nañu daanaka lu toll ci 2 kilomètres ak genn wàll ndaw ñi jóge Mboro Daaru Xuddoos Daaru Fall ba Diogo ku ci nekk takku morso bu xonq mettit lu lool liggéeykat yi nga xamante ne dañ leen dàq ci seen bërëbu liggéeykaay góor mag fay moom moo jiite collectif bi ëmb ñi nga xamante ne dàq nañ leen ci GCO. li ñu fi dajale tey mooy dañuy bañ nooteel dañuy bañ buumu njàm bi nga xam ne GCO daf ko bëgg teg suñu askan ginnaaw bi ñu tooñee jarga ci sarti réew mi jël ay tëj leen ci loo xam ne lu seen coobare te état yëgu ko inspection yëgu ko ku wax ñu dàq la. askan wi nag mer lool yéemu nag ci jëf ji nga xamante ne def nañu ko jëmale ko ci liggéeykat yi kii di imam Mamadou Diop dëkk fii ci Diogo nee na lii nguur gi da cee war a jóg. waaye li ñuy wax ci mbir mi te duñ ci gan ndax xam nañ ko ndax dañ doon fekk réunion yi dañuy wax ne GCO jalgati nañu waxu chef de l'État président moo ne woon ci biir mbas mi bu koy dàq benn liggéeykat GCO confiné ne nit ñi ñu xiif ñaari fan ay ponkali magi jëmm nag suñu jógee ni jox leen ñu lekk wala ñu delloo ñu ci kër yi GCO daf leen waroon accompagner waaye warul woon def lu metti lii mu leen def dagg seen salaire dàq leen ci lu dul yoon bloqué seen ay compte tasaare seen njaboot loolu chef de l'État ci boppam yow la ñuy tàllal loxo nga jëllu ñëpp régler lii. di doxam ñaxtu boo xamante ne nag sous-préfet bu Meewaan moom moo leen jox autorisation bi ay gendarme yu jóge woon fële ca Mboro ak Diogo ànd ak ñoom encadré leen ba doxam ñaxtu bi jeex. gendarmerie Mboro ak Diogo ñoo ngi leen di sant ñoom ñëpp. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh ñaar ci jubbanti kon benn kër ga GCO lañu koy di woowee ba ca topp mooy du liggéeykat yéen fa dàqee rek juróom-benn fukki ak ñaar ñu amal dox bi waaye waa Mboro ñu ànd ak ñoom kon ngir ak njàppale ci ñu jotaat ci seen ak yelleef. diwaanu Mbour artiste gérant boîte de nuit organisateur spectacle ñëpp ànd maase ci lankal ministre intérieur arrêté bi jëm ci tere ay dankalikoo ki dajaloo ñoom dañoo gis ne loolee dina am njeexite yu bon ci ñoom yooyu acteurs culturels yu Mbour ci conférence de presse lañu ko xamle ci teewaayu Abdourahmane Diallo. ay artistes ay gérant boîte de nuit ay organisateur spectacle ñoom ñëpp ñu daal di ñaawlu dogal yu bees yi nga xam ne jëwriñ bi yor wàllum biir réew mi jël na ko ngir xeex mbas mi David Diamé ñu gën ko xamee ci Mr Dev moo yor seeni kàddu. donc gis nañu immigration bi xaw na sonal Sénégal yëpp rawatina fii nga xam ne mooy Petite Côte bi jeunes yëpp dem nañ presque ci gaal gi ñu ci bëri dee nañ ci donc lu leen ko yóbbee leen la rek parce que ñàkk liggéey amuñu liggéey donc bu ñu xëyaatee un bon jour tegaluñu solution non seulement tegaluñu solution ba pare bëgg ñu terewaat activités yi nga xam ne moom la ñuy def day xaw a métti te aar ñi ciy yëngu dafa bëri salle de spectacle yi nga xam ne dañ koy tëj des milliers de personnes ñoo fay liggéey artistes yi aussi dafa am ñoo xam dañoo yaakaar ci ñoom. ñu yëngu ci wàllum aar bi nekkee ci Petite Côte bi di xamle ni ngir waajal Noël yooyu koppar yu bëri la ñu daal di génnee. fépp ci Sénégal am na ay activités yoo xam ne des millions la ci gars yi investir kan moo leen koy rembourser est-ce que monsieur le ministre yow yaay rembourser ñooñu est-ce que état bi moom mooy rembourser ñooñu artistes dañuy demee ak seen i propres moyens kon nañ leen dimbale nañ leen encourager mais buñ ñu jéem a arrêté loo li nga xam ne moom la ñuy def parce que si la ñuy dund moom la ñu yaakaar. ñuy yokk di xamle ni mënuñoo nangu ñu daal di tëj boîte de nuit ak xeet gi ni mel ba noppi ñu bàyyi école yi ak marché yi. regroupement taxul corona toll fii mu toll parce que am na yenn regroupement yenn rassemblement yoo xam ne mu ngi am ñu ciy dëgg seen tànk waxuñu ci donc pourquoi ñu bëgg ay salles yu 300 personnes 500 personnes ñu bëgg leen arrêté ne leen doo leen liggéey alors que y a des milliers de personnes yoo xam ne ñu ngi regroupé wu fu nekk ci marché yi ak feneen même école yi déjà décret bi ministre bi signé waxul dara ci école te pourtant école yi loolu rassemblement la. artistes yooyu gérant boîte de nuit ak promoteur de spectacle yu nekkee ci Mbour ak li ko wër ñuy ñaax nguur gi mu dellu ginnaaw ci dogal bii mu jël. RFM Mbour.
Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane naka noonu acteur culturel yu Mbour nanu gisee le collectif bi di collectif Seywi gisee ñoom daanaka yet wu dal seen kaw la ñu jàppee dogalab ministre intérieur boobu jëm ci tere bépp dajaloo lu jëm ci wàllu aar bi dañoo gis ne musiba la ci ñoom ndax mën nañoo continuer def seeni spectacle ak i concert boole ci respecté lii di dogali fàggandiku gi muy geste barrière bu nu sañoon daal ñoom waa collectif Seywi ministre intérieur tegaat ci suuf dogal bi ndax dañu ko méngale boobu dogal ak faatuk culture ci Sénégal. RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak benn. RFM rajo askan wi. ñu waxtaanee mbay mi campagne njaayum gerte gi téeméeri tonni gerte yu nekk ca bërëb ya ñuy collecté ca diwaanu Saloum demagul gerte googe ndax chinois yi ñoo dakkal opération yi sénégalais ya fay liggéeyandoor ak ñoom nag rafet lu wunu ko bu nu sañoon jiitu réew mi wutal leen ca pexe Ibrahima Diamé. li ko dalee Sangil jaar Sing Sing ba ci Dingiraay centre de collecte yi nga xamante ne étranger chinois yi ñoo ko moom nag fees nañu del ak ay saaku gerte ay toni-ton lañu gis ci bërëb yi kenn exporté gu leen loolu nag mu jaaxal lool ñi nga xamante ne ay doomu Sénégal lañu di liggéey ak chinois yi Papa Ndaw kenn la ci ñoom. gerte gi fees na ci usines yi te mënul dem loolu mooy suñ problème nit ki doo ko oo sa réew muy gan usine boo dugg lu mu dee jënd na 3 milliards ci gerte stocké ko magasin yi fees na ñu ngi ko bâché ci naaj c'est pas normal nañ joxe conteneurs yi décanté situation conteneurs yi chinois yëpp tëj nañ seen usine taxaw xaar benn chinois yéen gis ngeen ko. situation bi nag daal dinay am njeexital ci saa si ci njëgu kilo gerte gi nga xamante ne demoon na ba weesu 300 francs CFA loolu nag béykat yi di koy naqarlu lool Ibrahima Badiane moom mooy président fédération des paysans du bassin arachidier. kii mu ngi jënde 300 Sonacos nekk ci juróom fukk yokkal ko fukki dërëm béykat bi mën cee jëriñu waaye doone béykat bi néew doole béykat bi nga xam ne amul fu mu waxee amul kenn ku ko taxawal nga ne moom lay wañu la mu am dem dimbale Sonacos loolu ànduñu ci ëllëg. loolee mu tàmbali di jur nag tax na paysan ànd ak ñii di opérateur yi liggéey ak chinois yi daal di interpeller ki di njiitu réew mi ndax mu réagir décanté situation bi conteneur yi mën a dem muy ci Dingiraay muy Sangil ay téeméeri ndaw muy góor muy jigéen lañ fi fekk ñuy daan seen doole ci centre chinois yi le ñu ne nag ñu ngi ci doon gis seen bopp bu baax a baax waaye fi mu nekk ni le déception moo leen daal di dab ndax ni nga xamante ne opération d'exportation yi daanaka lépp a taxaw Ibrahima Diamé Dingiraay rajo Futurs Médias. jërëjëf Ibrahima Kolda Mbéré askan wa yëglu la nu bëgg mooy caserne sapeur pompier ak gendarmerie ngir rek lu yokk seen kaaraange ñoom askan woowee Abdoulaye Diallo. wàllu daa yi ak lakk-lakk yeeg yàggale na tere nelaw askanu goxu Jalambere ñooy sàkku ci nguur gi ndax ñu am brigade de sapeur pompier poste de gendarmerie ak brigade bu eaux et forêt Bouna Koyta mi nekk jarafu goxu Jalambere mooy fësal seen yile doléance. arrondissement Mampatim dafa dem fii ba Gambie donc mënatuñu xaar sapeur pompier yu jógee Kolda man ma wax leen benn affaire Jalambere premier gox bi muy jot Kolda Jalambere 41 kilomètres ñeent fukki kilomètres ak benn dernier gox bi bu Jalambere juróom-ñaari fukki kilomètres ak juróom-ñaar xam nga ne loolu sapeur pompier bu nar a jógee Kolda ba dem foofu xam nga ni day dem rek wax dëgg yàlla seen kéemtalaay kattan dinañ def lu ñu mën waaye en général dinañ fekk li am na ba pare. moo waral ñuy joytu ci njiitu réew mi. dañuy ñaan président de la République mu jàppale ñu ci kaaraange xam na lu bu baax li may wax parce que daa ba Fafakuru jaar na fa 31 kilomètres benn eaux et forêt amu fa gendarmerie amu fa sapeur pompier amuñu fa donc il faut ñu jàppale ñu bokk ci eaux et forêt mi ngi def gendarmerie mi ngi def sapeur pompier mi ngi def waaye dafa sori Kolda ba foofu man sama goxaat bi gën a sori juróom-ñaari fukki kilomètres ak juróom-ñaar. wàllu enclavement ak ñàkkum ndox mu sell bokk na ci lii tere nelaw askanu Jalambere RFM Kolda. Abdoulaye Diallo. jërëjëf Abdoulaye awtiis génnuk àddina maire bu Ross Béthio Amadou Bekay Diop tey jii sax lañu koy jébbal borom moom ca Ross Béthio néew bi levée du corps bi bu 9h ci suba si ci hôpital général Idrissa Pouye bu Grand Yoff Amadou Bekay Diop maire bu Ross Béthio génn àddina nekkoon nit directeur équipement scolaire bu ca ministère éducation nationale ñu ñaan suñu borom subhaanahu wa taala xare ko aljanna. tàggat yaram ñu dalal Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi la fay la jasan bismillah ñu door ak waa jaraaf bu Ndakaaru jël seeni matukaay gannaaw bu ñu amee woon ay gàllankoor ca ba ñu doon dem foofee ca réew Nigeria doon fa jongante ci wàllu coupe CAF bii nag ñu nama dem ca Côte d'Ivoire jongante ak waa San Pedro président section football ba nii dootuñu bàyyi dara ci wàccaay gi danañu fexe ba dem gi lépp yembandi ndax loola bokk na ci tax ñu am ndam ci biti réew Youssou Diall démb waxtaan na ak Ablaye Diaw ci en direct des stades.
non Côte d'Ivoire moom du leen dara man mii sama liggéey professionnel day tax man chaque mois presque man maa ngi Abidjan. Ah très bien. donc dëkk la boo xam ne donc xam naa ko bu baax donc c'est à 2h30 de vol de Dakar même si San Pedro est à 600 kilomètres mais am nañu wert ni match bi ça se jouera à Abidjan te ñoom amaguñu donc terrain bi du mën a tax donc ñu mën a football à San Pedro donc si le match effectivement comme ñi nga xam ne moom lañ ko xalaatee ak moom lañ ko yaakaar Abidjan lay doon donc ça ne posera pas problème en termes de déplacement par contre peut-être que nag day nekk période fin d'année bi ak début d'année bi parce que année bi fii la le 23 24 retour bi ce sera le 5-6 janvier il faudrait que ak waa ministère ñu dimbali ñu billets ñu koy ko jox donc déjà le président Cheikh Seck ak man jël nañ ay initiative pour contacter le DAGESTEF pour pouvoir avoir donc les billets le plus rapidement possible parce que billets bu ñu ko teelee am rek à ce moment là en fait donc dootuñu am problème parce que Abidjan c'est à 2h30 de vol. coronavirus ji warut a tax ñu bañ a amal football bi ci réew mi loolee la waa Ale Casa gisee ci amal ndaje démb ci banlieue bi doon yeesal seen i ay bànqaas jot nañ fa yëkkati kaddu ni daal di jàppale président fédération waaye jàppale itam seen président club bi ndax nee nañ boobu ba léegi ñu ngi continuer di fay salaire te footballunu kon foofu ñu wut pexe ngir football moo mën a am ndax loola mooy tax koom dugg ci seen ay gafaka ba yëf yi mën a wéy Malamine Tamba mooy président Ale Casa bu Ndakaaru jokkoo na ak Ndongo Ka. dañu nekk ci jamono mbas jamono bu métti te bépp activité humaine mooy économique mooy sociale mooy sportive dafa war a vraiment adapté wu ci feebar cas sport nga xam ne bayal joueur conserver joueur di leen fay seen salaire sans jouer mois de mars à nos jours c'est beaucoup d'argent nga xam ne vraiment lu métti la pour équipe yi vous imaginez par exemple entreprise bi nga xam ne conserver employé di leen fay salaire duñ liggéeyuñu mais di leen fay salaire depuis combien de mois tout loolu continuer ça va être difficile mais donc bu nga xam ne tam il faut ñu wax ko gis nga football bi mooy le plus gros employeur du Sénégal les équipes de football constituent l'employeur le plus important au Sénégal je pense que normalement tey contexte bi dialogue dafa war a am diggante association fédérative association sportive ak gouvernement dialogue dafa war a am pour xam naka la ñu mën a def ba ñu jouer tout en respectant les mesures barrières pour xeex contre mbas bi kooku moom ça s'impose quoi ça s'impose ñun nag on n'est pas ici aujourd'hui pour dire que on va telle mesure mais le constat est que feebar bi mu ngi fi dañu war a xeex feebar bi dañu war a aar askan bi mais lu ci am mooy dans tous les cas ça serait bon que compétition yi mën a reprendre parce que dafa bokk ci réew di wax ne tam Ale Casa depuis le 22 mars ba léegi ñu ngi ci xeex mbas bi mooy ñëw suñu mas sensibiliser si langue bëree si làkk bëree. Sadio Mané dugalut démb ci journée championnat. juróom-ñeenti ndaw photographe fekk baax fii ci Sénégal gannaaw bañ leen tàggatee ci njàppandaluk ay doomi Sénégal ak doomi Belgique ñoo ngay sensibiliser jëm ci naka la ñuy def ba aar peggu géej gi vernissage yu exposition boobu amal nañ ko àjjuma ji ñu génn Mamadou Touré Beyan di photographe nekk tamit tàggatkat moom mooy commissaire exposition bi dañ koy dégloo ko Ramata Anne. littoral bi dañu toog waxtaan ak ñoom ñu ne leen pour ngeen wane benn exemple photographie documentaire nañu xool yan sujet ngeen mën a jël pour liggéey si ñu toog waxtaan ak ñun ku nekk wax sa avis bi ñu demee ba ci biir ñu jàpp ni daal au lieu ku nekk di liggéey ci benn fànn pourquoi du ñu jël benn rek tam si thème boobu ku nekk jël sa wàll moo tax ñu ni bon finalement comme littoral dafa nekkoon moment boobu sujet actualité ñëpp di wax littoral ñu ni nañ liggéey si lool ñoom ñoo proposé lool ñu leen xayrun après nag ñu ne leen bon comme que loolu la kii na liggéey ci par exemple nit ñi dem kii géej di ñëw maanaam pêcheurs yi keneen ki na liggéey ci tàggat yaram keneen ki liggéey ci île de Gorée et cetera donc ñu jël affaire daal xàjjale ko ba ku nekk daal jël sa wàll léegi nag ñu boole loolu yëpp tënk ko seet li nga xam ni moom lañ ci war a génne loo xam ne bu ñu ko wonee nit ñi dina am lu mu def si ñoom dina am lu mu yëngal si ñoom ba ñu comprendre un peu que littoral bi du question rek sax ay affaire suuf ñuy jël ak yooyu mais li ñuy yàq aussi dafa doy waar. exposition boobu ñu duppee littoral daañu ko wéyal ba fukki fan ci weeru